mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci yegg suñu diwaan juróomi waxtu ca Medina Cheikh bisimila ci xibaar. Adama Ndione li ci gën a fës daal na ci rek bokk feebaru mbas mi at bés si bés ba mu ganisee mim réew bilan beeg taxaw seetlu gi ñu koy daal di nag amal lu war a toll ci fanweer ak ñeenti ci junni yu tegal juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar la ñu daal di nemmeeku boobu ba léegi ñi daal di nag faatu toll nañ ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett dinañ ci daal di dikk ba ci situation bés bi lu war a toll ci téeméer ci ay nit ñi daal di wàllante feebar bi dinañ ci jukkeek kii di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci ndorteelu xibaar yi lay doon bilan bi aju nag ci wàllu feebar bi ba mu gane see mim réew ak léegi ak law gi mu law ba région yëpp mu daal di fay dugg rawatina sax lu war a toll ci juróomi région yi nga xam ne kaa ya fa nekk gën caa néew toll na ci nag junni dinañ ci daal di nag addu dinañu wax itam jëme ci ñi ñuy def ba daal di ko fiy jële kii di professeur Seydi la mu daal di nag gis mooy wàllu nag ñàkku gi bokk na ci liy tax ñu mën koo faagaagal dinañ ci daal di addu ponk yooyu yëpp dinañ ko daal di def ci wàllu wax sa xalaat ngeen mën cee rek addu dinañu wax itam jëm ci wàllu geste barrière yi ndax ñu ci bari daal nañ koy rek teg ci suuf matuwaay itam daanaka mataleetul ci yenn ci ay barab gëstu geek Ismaïla Marcel Koli ci biir xibaar yi lay doon waaye itam jeexital yi mu am ci wàllum xëy mi nga xam ne nag nemmeeku nañu ne lu war a toll ci juróom fukki junni ci ay emploi daanaka mbas mi daal dinay tax ba ñu daal di ñàkk seeni nag liggéey googu waa CNTS FC jàngat nañ ci mbir mi ak kii di Abdoulaye Diop yeneen i secteurs yi ci mel ni wàllu nag hôtellerie ñoom itam yëf yi laal na leen bu baax yooyu yëpp ci wax sa xalaat bi dinañ ko daal di jukki def ko ponk ci njeextalal xabaar yi lay doon dinañ wax jëme ci mbirum Ousmane Sonko njiital Pastef mi ñu daal di nag woolu ni ki ëllëg juge bu 8e cabinet bu mu fi xaraboon moo ko daal di nag woolu ndax dina wuyu si waa wala déet mbir moomu daal ci moom la des waaye parti bi seeni nag taxawaay ak la ñu bëgg mooy Ousmane Sonko warta dem fen ndax melaanu kiir laayam jàpp nañ ne dindiwuñu ko ndax procédure ya ñu jaar nag baaxul convocation boobu nag nekkul rek xeetub invitation waaye bu fekkee ne ñëwul juge bi mën na am sañ-sañ daal di santaane ñu daal di koy nag indi bu fekkee itam daw na ñu daal di wala mu dem ci yeneen i barab ñu def li ñuy wax rek mandat d'arrêt njàngat lii ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wi mooy doon ñaareelu ponk wax sa xalaat bi di ngeen ci mën a addu ci kanam toftal ci yeneen xibaar tàggat yaram laata ñu ubbi antenne bi Papa Abdoulaye Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness kiis lay Adama Ndione ci kàddu gi mbokk yi dañ koy daal di nag doore ak feebaru mbas mi ci mim réew ba mu gane see nag ci réew mi ak léegi def na benn at kaa bu jëkk ñu ngi ko nemmeeku woon ci weeru mars gi ñu dugg taxaw seetlu gi nag war tax lu war a toll ci fanweer ak ñeent ci ay junni la ñu gis ne daal moo daal di am ci ay kaa ci mim réew yu tegal juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar cas positif yu ñuy recensé kon noonu la daal di nag toll bu dee ñi faatu nag war nañu jege junni ndax juróom-ñetti téeméer yu tegal juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett la ministère santé moo daal di xamle li ni mel wax ne nag ci ñi ko wàllante toll na ci téeméer juróom fukk ak juróom-ñett yi nekk ay cas communautaire ñu gis ne chiffre bi xaw na rek daal di wàññeeku li nga xam ne nag mooy ñu daal di ñàkku wax nañu ne faaw ñu daal di koy nag fësal ndax jàpp nañ ne mën na nekk matuwaay ñu teewlu ci leeralu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci situation bés bi ci micro Sud FM ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test yi ñu def téeméer ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak ñaar ñu tuddee cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé maanaam bu jógee bitim réew waaye am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñett ñu tuddee cas communautaire ñooñu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci diwaanu Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent tëddee nii ci gox yi ñeent ci Dakar Plateau ak Médina ñett ci Guédiawaye ñaar ci Mariste benn ci Gueule Tapée Centenaire Amitié 3 Point E HLM Ouakam Almadies Ouest Foire Ngor HLM Grand Yoff Xaar Yàlla Cité Magistrat Kër Massar Pikine Diacksao ak Tivaouane Peulh ci région yi am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yu tëddee nii fukk ci Saint-Louis
ñett ci Kédougou ak Kolda, ñaar ci Kaolack, Kër Massar, Ngapparu ak Mbour, benn ci Foundiougne, Saly, Médina Yoro Foulah, Sakal ak Thiès. ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn si malade yi entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen doon topp ci kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee. ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu nga ci réanimation, juróom-ñetti malade ñoo génn àdduna bésu démb altine benn fan ci weeru mars mi ñu nekk. ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak ñeent ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji. ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak ñeent téeméer ak ñaar wér nañ si juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo génn àdduna mu des ñeenti junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak benn si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi. ñoo daal di desanteek mbas moomu ndax lu mooy xayma boobu ñu def gis nañ ne lu war a toll ci juróomi région ci mim réew kaay ñu amee ëpp na nag junni gannaaw ba ñu dooree nag campagne yu ñàkku bi ne ñu lu war a toll ci fanweer ak juróomi junni ci ay nit ba jamono ji daal ñoo daal di ñàkkoogum Josette Kali. ginnaaw benn at bu mu feeñee ci réew mi Covid 19 daanaka mu ngi ci district yi nekk ci fukk ak ñeenti région yi nekkee ci réew mi yëpp bile feebar lu toll ci 34 832 ci ay nit ñoo ko am. lu toll ci 29 402 ci ñoom wér ci ni muy lawee yokk bu baax a baax rawatina ñi koy am te duñu xam fuñ ko jëlee mu toll sax ci téeméer goo jël ñeent fukk ak ñaar yi coronavirus gi ci ñaareelu vague bi nga xamante ni tàmbali na si ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre bi jot naa enregistré ci ndorteelu weeru février ci diggante benn fan lu toll si ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ci ay nit yu amee feebar bi bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso di directeur bu centre bu opération urgence juróom ci ay région weesu nañu junni ci ay nit yoo xamante ni am nañ ko mu di Dakar nga xamante ni mooy épicentre bi ba léegi noonee région bu Thiès Diourbel Kaolack ak Saint-Louis ci jamono joo xamante ni région yu Kaffrine ak yu Sédhiou amuñu lu toll sax ci ñaari téeméer ci ay cas. virus bi ni mu ñëwee ak doole ci ñaareelu vague bi ak ni muy lawee tax na ba suñu réew enregistré lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay nit yoo xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ñooñee ñàkk seen bakkan lu toll sax ci téeméer goo jël juróom-ñett fukk yeeg ñeenti daanaka ay góor lañu docteur Bousso gën naa addu ci li ñu lawal prise en charge bi nga xamante ni ñu ngi koy defee ci bërëb yu wuute ak hôpital yi mu xamle ni lu toll ci juróom fukk ak ñaar ci yooyee bërëb am nañ ko ci réew mi yépp waaye mbébét bi mu fësal ne moom lañu bëgg moo di xool nu ñuy def ba wàññi bu baax a baax limub ñi nga xamante ni ñooy nekkee ca Sowétas ak ñii di ñàkk seen bakkan loole tax mu siy woo taxawaayu kenn ku nekk boobee appel it la ki nga xamante ni moo di professeur Moussa Seydi ak it professeur Tandakha Dièye di président bu comité vaccin Covid 19 woo nit ñi ngir ñu gën a farlu ci ñàkk gi ngir mën a daan Covid 19 gi nga xamante ni xaw naa wàññeeku ci fan yi donte sax ci diggante benn ci ayu bés lañu tàmbali ñàkk gi te jot kaa def lu toll ci 35 000 ci ay nit. Josette Kali professeur Moussa Seydi di woote waat moom chef service bu maladie infectieuse bu hôpital bu Fann moom nag nee na askan wi nañu ñëw rek daal di nag ñàkku ndax jàpp nañ ne moom rek mooy ngànnaay bi ñu mën jëfandikoo ngir jële fi feebaru mbas mi SAMU national bi nga xam ne nag ci matuwaay yi ñu daal di nag jël ngir xeex feebar bi am nañ ci taxawaay bu am solo structure boobu nee ñu càmbar nañu lu war a toll ci fukk ak ñett ci ay junni yi tegal juróom benn téeméer ci ay patients yi nga xam ne daal leen daal di taxaw docteur Mamadou Diarra Bèye jiite kuréel googu yi ñu teewlu ko ak Sud FM. pour ñu génn ci mbas bi vaccination bi rek moom moo ñu ci gën mën a génne te li ñu seetlu ci vaccination bi mooy koo xam ne dafa ñàkku day tax yow doo def complication ba nga xam ne da ngay nekk cas grave bi nga xam ne dañu lay hospitaliser réanimation soo xoolee épidémie loolu rek moo ñu sonal. donc lépp effort yi ñuy def mooy pour que maladie du ñu développer complication du ñu nekk cas grave yoo xamante ni dinañ leen yóbbu sauvetage parce que su boobaa si la ñuy am ñoo xamante ni dañuy faatu te loolu vaccination bi rek dinañu si moo ñu si mën a
dimbali. suñu seetloo tamit ginnaaw loolu vaccination bi dina wàññi wàllante bi dina wàlle li ñu woowee infection distribuée dina ko wàlli donc loolu dina ko wàññi loolu tamit lu am solo la donc effort yi ñu war a def ci vaccination bi fokk ñu yokk ko donc comme ni ñu ko waxee am na doses yu yegg si 200 000 doses yoo xamante ni yegg si na autorités yu bari joxe nañu exemple bi ministre de la santé tàllal na loxoom ñu ñàkk ko président de la république tàllal na loxoom ñu ñàkk ko autorités yu bari muy man mi muy professeur Seydi mooy ñëpp ñi nga xamante ni vraiment ñi ngi doon non seulement ñi ngi ci maladie waaye tamit ci épidémie bi am nañu liggéey bu am solo bu ñu ci def joxe nañ exemple vraiment population bi pour wane ni ñàkk bi amul dara luy loraate et donc loolu daal ñi ngi ñaax nit ñi encore ñu dem inscrire ci plateforme bi ba pare ñu dem ñàkku ji waaye nag comme ni ñu koy waxee ñàkku bi am na solo waaye ñàkku bi sax ñaari dose la boo xamante ni benn bi ci 2 semaines wala 3 semaines donc déjà même balaa boobu immunité bi di nekkagu fi te balaa boobu tamit immunité bi ñu koy am fokk presque 80% population bi ñu ñàkk leen donc ñu ngi ñàkku waaye yoon bi gudd na donc tey nii mënuñu néewal mesure barrière yi. mënuñu néewal mesure barrière yi ba tax sax ñuy daal di dellu ci taarixu feebar ba ca Ziguinchor cas bu njëkk bi nga xam ne cas importé la woon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars 2020 ba bésug tey gi nag région ba daanaka bu ñu dajalee yépp juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent la daal di amee ci ay cas yi ñu daal di confirmé juróom fukk ak benn ci ay nit ñi ci daal di faatu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ci atum 2020 la mbas mi ñuy wooye coronavirus duggee fii ci diwaanu Ziguinchor malade bu njëkk bi nag moom cas importé la ñu ngi ko dalaloon ci centre de santé bu Ziguinchor ñu gën ko xamee ci turu hôpital Silence laata ñu koy yóbbu ci centre de traitement des épidémies bu hôpital régional de Ziguinchor ci ëllëg sa ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bés boobile sax la ñu tijji centre de traitement boobu nekk ci hôpital régional depuis bés boobu le nag la diwaan bi dugg ci feebar boobu di coronavirus tey jii le nag ñu ngi toll ci juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeenti cas yi nga xamante ni ñooy cas confirmé ci ñooñu le nag ñi ràññee ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar yi nga xamante ni ay cas communautaire lañu téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn cas contact yi nga xamante ni waa kër docteur ñu ngi leen daan topp ak fukk ak juróom benn cas yi nga xamante ni ci bitim réew la jógee ci ñooñu le nag am na ñenn ñu ci tegu ñu jógee ci diwaanu Kolda ak Sédhiou ci waxtu woowu yi nga xamante ni diwaan yooyu amuñu woon centre de traitement des épidémies bu mbas mi duggee ci diwaanu Ziguinchor ba léegi nag ràññee nañu juróom fukk ak benn nit yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci feebar boobile ci juróom-ñeent fukk ak juróom yi nga xamante ni ay cas grave la woon na ci bésub tey ji nag ñi nga xamante ni ñoo feebar te ñi leen di topp fii ci diwaanu Ziguinchor toll nañu ci ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ñooñu le nag fukk ak benn yi ñu ngi ci centre de traitement bu hôpital régional bu Ziguinchor ñeenti ci ñoom ñu nekk ay cas yu grave donte sax hôpital régional bu Ziguinchor ñeenti lalu réanimation rek la ñu am ci fanweer ak juróom-ñett yi fanweer ak benn cas positif yi ñu ngi leen di faj seen biir kër ñaar fukk ak juróom-ñeent yi nekk ci département bu Ziguinchor ñaar yeneen yi nekk ci département bu Bignona ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. Ben Michel xayma googu nag def nañ nemmeeku ci matuwaay yi ñu war rek jël ngir daal di mucc ci feebar bi geste barrière yooyu at gannaaw gi la ñu daal di nemmeeku mooy sàmmonte geek moom jafe na lool ci yenn ci ay barabu jàngukaay yi ñu jëm ci mel ni CM Blaise Diagne foofu ndaw yi moom solu ñu masque lu mooy ñaari raxasukaay yi ñu daal di nag am te daanaka jëfandikoo ñu ko foofee ca lycée Kennedy daal la ñu gis daal ay matuwaay daal dina fay am biir classe yi itam solub masque bi nekk na loo xam ne kenn sañu ko rek bañ gëstu geek Ismaïla Marcel Koli. naam mbas baa ngi wéy di faat ay bakkan lu ñu nemmeeku ci Saint Blaise Diagne mooy ndongo daara yi ba léegi farataluñu geste barrière yi lee ci gox bi ñaar raxasukaay loxo rek lañ fa fekk xale yi di wéy di dajaloo seen biir ci lycée John Fitzgerald Kennedy nag lu ñu fa nemmeeku mooy raxasukaay loxo yu bëri ak ay gel antiseptique moom la ñuy fekk fu ne ba ci salle de classe yi ci lycée boobu nag njiit yi ñu ngi def seen kettulay kattan ngir ndongo yi mun a faratal geste barrière yi lee ki xam lañ lu ñu mel mooy proviseur madame Sarr Fatoumata Sow. dispositif bi ñu tegoon daaw moo fi ne di raxas loxo yi gel bi ñi nga xam ne ñu ngi koy utiliser it ñu ngi koy def ci salle de classe yi ak suñu bureau yi di ñaax xale yi itam ñuy takk seen masque ren itam
bi école ubbi waatee yombul torop ndaxte limu xale yi dellu si dañoo xaw a takku donc lim bi egg na ci 2,000 ak juróom-ñetti téeméer yu teg juróom-benn élèves yi nga xam ne dellu si nañ donc ñooñu il faut ñu jox leen masque ñoom ñëpp jox nañ leen ku ci nekk lu mu bon jox nañ la ñeenti masque gel bi aussi ñu ngi continuer di ko joxe ci salle de classe bi ñu ngi koy joxe ci bureau yi ñu ngi ko doon joxe ci buntu école bi léegi dispositif raxasu bi la ñu gën a tegaat tam agent yi itam ak élèves yi ñu ngi ci seen ginnaaw pour ñuy sol masque yi ndaxte ñu ngi def ay affiche ci école bi yépp pour wax ne que ci biir école bi ñëpp dañu war a takk seen ay masque mu yokk ci ne ñu ngi waajal ay campagne de sensibilisation yu ñu nar a jaarale ci gouvernement scolaire bi pour gën a xamal xale yi ne mbas baa ngi fi ba léegi. ñu ngi prévoir itam defaat beneen sensibilisation ak gouvernement scolaire yi pour xale yi respecter mesures barrières yi ñu ministère de la santé et de l'action sociale digal. ginnaaw bi mbas mi amee at ci mim réew lu ñu nemmeeku ci école yi ñu jot a dem tey ci suba mooy njiit yi nangu nañu ne jafe na ci jamono ji pour ñu respecter gestes barrières yi ci gox yi lee li ko waral mooy bëruwaay élèves yi ci établissement yi. Ismaïla Marcel ak jafe-jafe ak jeexital li mu am ci wàllu nag xëy mi lañ ca xayma mooy 50,000 gën caa néew daanaka ñàkk nañ ci seen i nag liggéey ak yi menacé wu jamono jile seen i nag koom-koom daal di wàcc bu baax a baax confédération nationale travailleurs du Sénégal di CNTS/FC jàpp ne bilan bu métti la ci wàllu nag xëy mi gis na ne itam moom Cheikh Diop ak ñem mu daal di nag àndal plan bi nga xam ne war nañ koo teg ngir suqali wàllu koom-koom bi jëfandiku bi wala doxalin bi lu mucc ayib la war rek doon Abdoulaye Diop. wàllum xëy nekk na secteur bu nga xamante ni mbasum coronavirus bi moom la gën a laal fii ci Sénégal ay junniy xëy daal nañ leen di ñàkk suñu sukkandikoo ci njiital kuréel gi ëmb liggéeykatu Sénégal di CNTS/FC Cheikh Diop. liñ ci ñàkk ci ay emploi ci àdduna bi ay millions des millions d'emplois la waaye fii ci Sénégal aussi liñ ci ñàkk ci ay emploi bari na lool war naa mën 50-000 emploi soriwu ko boo méngalee bu fekkente ne da nga boole secteur yëpp. rax si dolli ñi nga xamante ni seenu bénéfice daa wàññeeku ak xëy yi nga xamante ni jamono ji daa menacé wu. ak li nga xam ne dañ leen yóbbu chômage technique seeni revenu wàññeeku loolu kenn xamul nu mu toll te it li tax mooy évaluation dynamique la évaluation bi arrêté gul jeexagul parce que tey ji am na ay emploi yu bëri yu ñu menacé ci secteur hôtellerie par exemple lu toll ci 20,000 emplois yu nga xam ne tey ji ñu ngi ci jeexi jaaxa. mu nekk ab situation bu jafe boo xamante ni jar na ñuy def ay sacrifice suñu sukkandikoo ci CNTS/FC. nañu fexe nu ñu maintenir suñu économie maintenir ko ci fànn yëpp état bi employeurs yi parce que aussi employé ku nekk war nga def sacrifice état war na def sacrifice employeurs yi aussi war nañ def sacrifice pour téye xëy mi liggéeykat yi aussi déjà sacrifice ñu ngi ci seen kaw ba tax ne dañu bëgg acteur économique yëpp am conscience ne mbir mi kenn ku nekk ci ñu dafa war a def sacrifice mais également balay boobu ñu fexe mbas bi jóge. at ginnaaw ndorteelu crise sanitaire bi liggéeykat ak seeni njaatige ñoom ñëpp ñi ngi xaar plan de relance économique bi nga xamante ni njiitu réew mi wax na ko lu mu leen nar a indil. yeneen i banxaas secteur bokk na ci wàllu hôtellerie ak tourisme gis nañ ne foofu itam 400 ci ay milliards ci ay la ñu ñàkk ci recette gis amee nañu ko waaye itam juróom-ñaar fukk jàkk juróom-ñett fukk yoo jël ci téeméer ci junni ak 400 entreprise yu ñu daal di dajale ci mim réew daanaka dañoo tëj ki nga xam ne nag mooy secrétaire général syndicat patronal ak industrie hôtelière bu Sénégal di ko ñaawlu di woo autorité itam ñu daal di taxaw yi les secteurs Moustapha Kane ñu déglu ko ak Habsa Iliman Wa. jafe-jafe yi tar na lool métti na lool diis na lool basi bi nag nu mu attaqué économie bi au niveau mondial bàyyiwul Sénégal moo tax am nañ ay perte de recettes yu ëpp 400 milliards de francs CFA tey jii sur 1400 entreprises mun naa la wax ne que 70 à 80% yi entreprises yi dañu tëj parce que boo xoolee si suñu structuration société yi entreprise PME yi mooy yu ndaw yi ñoo gën a ëpp surtout nekk si biir région yi ci 1400 entreprises yi 70% yi ay entreprises PME la donc loolu mu nekk lu métti loolu d'autant plus que ñu bëri si clientèle internationale bi la ñu yaakaaroon te loolu dafa taxaw waaye te si mbaax ak gis-gis président de la République dalal nañu waxtaan ak ñun te aussi jël ay dogal yu am maana yu mel ni exonération fiscale pour ñaari at 2020 ak 2021 aussi mettre en place benn fonds d'investissement bu toll ni 50 milliards pour crédit hôtelier ak touristique damay depuis 5 ans crédit bu mu amee c'est par la volonté président de la République si loolu la ñu yëngatu damay ñaax
ñaax rek ñoo xam ne dañu liggéey ak moom aussi ñu respecté volonté président bi ak aussi volonté professionnelle yoo xam ne depuis ñaari fukki at ñu ngi xeex pour loolu am loolu moo mun tax aussi ñu mun am taxawaay pour relancer suñu activité économique rapidement parce que aussi am na ay xale yu bëri ñu ngi xaar seen emploi c'est menacé donc si biir waxtaan ak dem bu gaaw moom mun a tax également ñu mun a ubbiwaat hôtel yi si jàmm jëlaat ndaw yi ñu liggéey si jàmm waaye bu ñu defee leneen bu ñu dee leneen aussi ñooñu ñooy nekk responsable di ñaanal Sénégal ñëpp a dem vacciné wu parce que loolu moo mën a taw aussi dem bi ak dëkk bi mu yombaat si biir réew mi également mu yombaat bitim réew pour que aussi nu ñu yàggoon di liggéey n'est-ce pas yàlla dimbali ñu suñu activité économique mën a reprendre tourisme Sénégal aussi mën a reprendre pour mu dem ba def jéego yu ñu yaakaar si moom te loolu mën nañ ko am nañu xam-xam bi am nañ aussi relation yi au niveau international pour mun ko def. ñu daal di nag dikk ci bile xibaar aju ci convocation kii di Ousmane Sonko moom nag kii nga xam ne mooy ci communiqué bu kii di Serigne Cheikh Khady Mbacké daal di nag Cheikh Abdou Mbacké daal di nag génne ibnu Serigne Cheikh Khady wax na nag ngir jàmm ak dal daal di am ci suñuy rek penc waxtaan lu yàgg ak personnalité yëngu ci wàllu politique société civile ak yeneen i banxaas ci mim réew waxtaan it ak umpa Ousmane Sonko ngir mu daal di nag wuy ji convocation bi nga xam ne woolu nañ ko àllarba ji ñetti fan ci weeru mars 2021 ab demande boo xam ne nag kii di Ousmane Sonko ci boppam daal di na koy rek nangu ndax nag gëdd ga mu ko daal di nag jox bëgg ba mu bëgg itam ak daal di nag am fii ci mim réew ak jàmm itam daal di fës ba tax ñu jàpp ne kon ni ki ëllëg wuyu googu moom Ousmane Sonko dina ko daal di amal dina leen toppal bile xibaar wayandi ak yéen ba tey ci wàllu banxaas yi nga xam ne loru nañu ci feebarub mbas mi ñu fàttali ne ci ponk wax sa xalaat bi itam dina ci daal di bokk secteur bi nga xam ne mooy transport ñoom it nee ñu la ñu ñàkk bari na donte sax xayma gi dëgg mën a guñu koo def la ko waral mooy feebar baa ngi fi ba léegi seen secrétaire général bu syndicat transport routier Gora Xuma di ci àddu ñu déglu ko xam sa Elimane Wane. ab sa problème Covid 19 bi bu dee yàlla rek lay tax ñuy wax métti na ci Sénégalais yépp lool mais métti na ci secteur des transports. secteur de transport bu dara doxul Sénégal du mën a dox mais secteur de transport aussi bu doxul tamit ni mu war a doxee Sénégal du doxee ni mu war a doxee feebar bi indi lu ñu ay perturbation depuis bu ñëwee Sénégal ak léegi bu dee ci wàllu transport de passager la kenn ku nekk xam ne ne am nay jamono téewoon nañ fii 13 régions bougé wut mën naa wax sax 14 régions ndax région bi nekkoon Dakar dañ doon yëpp ak genn wàll Dakar bi naan wàññiwuñ ko dara wàññiwuñ ko ba yàgg ñu bàyyiwaat région yëpp ñuy circuler kenn ku nekk da yëpp la nga war a yëpp taxuloon nag ni mu war a demee tuuti su mu demee ndax ñu bari demutuñ fi ñu war a dem restez chez vous bu tubaab di wax ministère de la santé di ko wax am na ñoo xam ne gëm nañ ko ba tax na déplacement yi néew lool te ñun suñu lépp mi ngi yem ci déplacement bu dee wala transport marchandise bi aussi tax na crise bi tax na ni marchandise bi war a circuler tutu ko kon te lépp dafa di soit ci ñun ñoo payer les pots cassés en tout cas li wéttuwóor mooy xaw ñu kañ le faire bi jóge fii pour ñu mën a évaluer mais bu feer bu jógee bu ñu évaluer dina nekk lu doy waar mën naa wax ne le transport daal mi ngi sukk ba jamono bii nga xam ne deuxième vague bi ñëw na couvre fa ñëwaat encore ci Dakar ak Thiès nit ñi mëntuñoo liggéey ndax li tax mëntuñoo liggéey mooy da ngay naajee xëy di teel a wàcc ci te transport li tax bu baax mooy demal fu la neex wàccal heure bu la neex xëyal heure bu la neex loolu sax bañ ci daan nekk sa taxuloon ñu am lañ bëgg a rawate naag ba ñu ne dootu leen xëy heure bu la neex dootu leen wàcc heure bu la neex te doo leen dem aussi fu la neex loolu nekk na loo xam ne li du doy waar la kon transport subvention réglé wu ko dara réglé wu ko ndax turu subvention moo fi am rek état mën naa génne milliards joxe ko mais ñun dañoo ëpp ay milliards kon subvention réglé wu suñu problème ñun li mën a réglé suñu problème rek mooy dem ci suñu sago ak fu ñu neex ak saay bu ñu neex te loolu amatul te bu loolu amoon tamit clients yi nga xamante ñoom lañ yaakaar clients yi bari tey ji feebar tax na kenn bu jutut dara xew yi arrêté na gàmmu amatul sport amatul dara amatul lépp loo xam ne da doon yokk suñu koom-koom dara amutu ci kon mën nañu wax ne transport bi ñu ci gis bu yaatoo yaatu la nekk ci la ñuy daal di tàbbi wala desandi sax ci mbirum Ousmane Sonko ak woote gañ ko daal di wóolu moom nag dina daal di xamle nañu ne dina daal di wuy ji gannaaw nag médiation bi nga xam ne nag kii di kilifaam Serigne Abdou Mbacké daal na koy rek sàkku ngir penc daal di am nag ci penc bi teewul nag ñu ànd ak ñoom daal di ci yëkkati kàddu rawatina ki nga xam ne nag mooy maître Abdoulaye Tall ñu déglu ko ak Babacar Samb. waaw dama ni damay dëggal ni moom jot na convocation mais par le canal de son avocat maanaam avocat am dem na déchargé buy wane ni dañ ko soxla pour mu ñëw mais li ma xamal ba xamal la ko rek mooy Ousmane Sonko defoon na déclaration ba wax ni procédure bi nga xam ne moo concerné woon levée immunité parlementaire dara respecté wuñ ko si député yi ñoom ñoo violé li nga xam ne moom la règlement intérieur bi wax donc dafa considéré ni ba tey jii mu ngi garder immunité am te immunité boobu muy garder mooy tax
juge bi mënu kaa déglu comme ni mu fogee ni mën nañ kaa déglu loolu tamit mooy tax dañuy jàpp ne bu taxawee ne je ne me mets pas à la disposition de la justice day nekk benn logique day nekk benn constance dans sa déclaration loolu moo tax ñu wax ni moom rek moom moo la joxe suite à cette convocation d'autant plus que moom la concerné mais de toute façon li ma gëm ba gëm ko mooy Ousmane Sonko nit ku responsable la bi ñu demee bay agir de la sorte c'est parce que il a agi de façon responsable. am na benn médiation bi nga xamante ni tàmbali nañ ko est-ce que médiation boobu mën na prospérer vu discussion yi ngeen jot a amal ak religieux yi. waaw damay leeral foofu ne Ousmane Sonko n'est demandeur de rien demandewul ñu jubóole kii wala kan li mu wax leer na nañ ay comploteurs ñoo nekk derrière ce dossier di tirer les ficelles di manipuler une pauvre fille. loolu nag moom nee na baal na xale bu jigéen bi waaye nag na yoon def liggéeyam ba topp ñi nga xam ne ñoom ñoo sas lii sos lu bon lii sos lu ñaaw lii nga xam ne gàcce la teg sénégalais yépp gàcce la teg askan bi yépp surtout gàcce la teg jigéen ñi loolu moo tax moom mu taxaw fi mu taxaw ne nañu rendre justice à Ousmane Sonko mu rendre justice à cette pauvre fille bi qui n'est d'autre qu'une victime parce que victime la tamit nañu waxante dëgg nañ ko rendre justice te nga xam ñi nga xam ne ñoom ñooy les fossoyeurs de la stabilité publique ñoom ñooy les fossoyeurs de la paix ñooñu ñu teg leen loxo te xam ne ils sont passibles même de la haute trahison. convocation boobu ñu ko daal di wootu nag ñu fàtte ne ci mujjantal ga nag ki nga xam ne moo sës ci moom Serigne Abdou Mbacké jàpp ne wëllëram la itam taxaw ko ci wàllu nag Serigne waxtaan ga am nañ ci nag ab déggoo ba dina wuyu si bu fekkee ne nag wuyu si googu nag amul li ko ci mën a fekk mooy la ñuy wax rek mandat d'amener dem rek daal di koy jëli wala rek def lu ñuy wax mandat d'arrêt seet fa mu daal di nag nekk. loolu jàngatu ki xam-xamam màcc ci wàllu droit pénal ca université Gaston Berger nekk avocat ca barreau bu Paris professeur Mady Marie Boiré ñu déglu ko ak Babacar Samb. bu ñu la joxee convocation dégg naa ñuy wax invitation la wala du invitation loolu juridiquement invitation moom moo boobu dafa faible du vraiment parce que dafa conséquences yi muy produire yeneen conséquences la au niveau judiciaire d'une manière générale. parce que dafa am ay pouvoir yi nga xam ni dañ ko joxe muy mandat de comparution mandat d'amener mandat de dépôt ak mandat d'arrêt ñeenti pouvoir yoo xam ni ce sont des pouvoirs très importants ça veut dire que yow bu ñu la waxee ñëwal nga bañ a ñëw ñu jox la convocation nga bañ a ñëw mën nañ jël mandat d'amener bi nekk moom ça veut dire que ñuy wax force publique yi dem leen ngeen gisal ma nit ki ngeen arrêté ko ngeen indil ma ko parce que nee na moom bëggu mënul ñëw bu fekkoon nag nit ko dafa daw dañuy defar nag koo xam ne li ñuy wax mandat d'arrêt mais mën nañ defar nag tamit mandat d'amener ou mandat d'arrêt boole ko ci ak mandat de dépôt mooy jàppal leen ma nit ki yóbbul leen ma ko fële ci prison ba ngeen joxal ma ko chef administration pénitentiaire pour mu jàpp ko donc affaire bi mooy que bu fekkee nit ki nga xam ni bañ na effectivement bu ñuy décerner mandat d'amener mooy indi leen ma ko donc force publique bi moo koy exécuter donc ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être que ki bañ ak force publique dañuy nekk dans une situation boo xam ne mooy situation affrontement man de su ma sañoon bu fekkee moom nit kooku dafa bañ waxuma ni nit ki dafay bañ nit ki sax mën na jóg ne bu fekkee loolu la naa dem même bu fekkee dafay soulever ay vices yoo xam ne au niveau de l'Assemblée ni ñu ko def rek du noonu mais dinaa dem parce que dama war a pour man wan leen ni liñ may tuumaal amul. nañ ci dikk nag ak li aju ci njiital CAF poste président bi ñu daal di séddale jox ko doomu Afrique du Sud Patrice Motsepe ak vice président bi doomu Sénégal maître Augustin Senghor ñaareelu vice président bi doomu Mauritanie Ahmed Yahya ba ci doomu Côte d'Ivoire bi mujj ci ñeenteelu poste bi mu nekk di Jacques Anouma Sénégal nag amul benn chance bu fekkee jongante la ngir mu daal di jiitu
doomu sud africain bi maître Augustin Senghor na daal dina accepté poste boobu ñu ko daal di jox ci ñaareelu kii ñu toftal ci njiital CAF Abdoulaye Thiam président association nationale presse sportive di jàngat li ni mel waaye ñaawlu na dugal loxo bi nga xam ne FIFA daal na koy rek def ci bile jongante ñu déglu ko ci jokkoom ak di luñ ki la dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu am FIFA lu muy def tegu ko fenn moomul football africain lu muy def fii ci CAF ñemewu ko def fële fi nga xam ne moom mooy Europe waaye FIFA bu amee sañ-sañ def lu muy def c'est parce que africains yi ñoo ko nangu sunu président de fédération yi ñoo ko nangu sunu dirigeant africains yi ñoo ko nangu Olof Njaay mooy faral di wax uude lu mu la gisee noonu la lay óowalee gis nañu campagne bi nga xam ne Gianni Infantino def na ko am na ay dëkk yoo xam ne visité na leen te pourtant visitam nekkul woon sax ci agenda président de la République waaye fu mu dem gars yi génnal ko tapis rouge recevoir ko comme président de la République il se permet même d'aller jusqu'au Qatar pour impliquer l'émir du Qatar dans une campagne électorale il se permet en même temps gars yi bàyyil ko mu ñëw inaugurer benn centre boo xam ne Éthiopie moo ko moomoon mu jëlee ko Éthiopie indi ko Kigali parce que relation yu mu am avec Paul Kagame donc boo xoolee situation bi ñu toll nii léegi Augustin Senghor ay doomu ndeyam ñi nekk ci comité exécutif ak yeneen pays africain ñoo taxawoon ñee ko ñun Ahmad bu fu nekkulee yow lañu bëgg nga ñëw falu waaye FIFA bugg ko FIFA bu ko buggul nag ci élection lañ jëm ñëpp xam nañu nu muy demee man situation bi dama koy analyser d'une manière froide au moment où nous parlons dañ koy naqarlu bu fu naqarlu yem bu naqar yem mais FIFA ku mu bëgg nga falu ci Afrique tey moom mooy falu te FIFA buggul keneen ku dul doomu Afrique du Sud di Patrice Motsepe Sénégal lu ko defee mooy waxtaan nañu gis nañu proposition bi ñu def bonul à mon avis yàlla rek nag moo xam Augustin Senghor moo xam ak sunu njiiti réew ndax dañu koy nangu mais man de damay joxe sama xalaat ni ma ko gisee bugguma Sénégal delluwaat ci problème yi nga xam ne xamoon na ko Augustin Senghor ñi fi nekk di taxaw di tàccu yëpp di ko tàccu ci adduna bi ci Afrique bi yëpp di naan proposition rawa au Seychelles en 2011 moom moo taxaw ne ki nga xam ne moom mooy doomu Cameroun di Issa Hayatou li ngay bunta xatalee doomu Côte d'Ivoire bi di Jacques Anouma ànduma ci ils étaient 6 personnes li ci tegu mooy représailles contre football sénégalais dañuy dem ba teree ñu sax football fii arbitre match bu ñu mënta football ñu indil leen arbitre boo xam ne daf ñuy éliminer loolu ñëpp gis nañ ko teg ci seen bët nga nekk sénégalais nga bañ a nekk sénégalais bu fekkente ne dëgg rek moo neex yàlla mun nga reconnaître loolu ci Augustin Senghor mooy maanaam ku am probité intellectuelle ak morale ku am compétence waxuma ko ñeneen ñii ñoo ko wax waaye loolu taxul nga mën a nekk président de la CAF ñi àndoon ak moom sax Maroc bi nga xam ne Sénégal amul lu mu ko deflul tey jii ñoom ñëpp ñu ngi rocceeku di ànd ak li nga xam ne FIFA loolu la bëgg boo xoolee tey jii nii boo doon xayma ñun suñu zone bi sax Augustin Senghor mënu fi nekk majoritaire zone ouest A boo demee Afrique du Nord dara leeru rek boo demee Afrique du Sud Afrique sowu jant mooy COSAFA 14 ki ñi fa nekk noonu yëpp ñoom ñëpp ils sont acquis à la cause de Patrice Motsepe ñëw nañ def proposition bu ñu defal nag dañ ne Augustin Senghor yow yaay nekk premier vice président ñu teg ci kaw CAF ki nga xam ne xamul dara ci football maanaam homme d'affaires la di Patrice Motsepe daanaka pour man Augustin Senghor sax moom moo nar a nekk président de la confédération africaine de football bu accepté poste boobu FIFA football moom moo ko moom